Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, sono Mor e vi sto parlando da Torino. Oggi parleremo delle app sociali e la pensione sociale, come lo sapete, quindi app sociale è anticipo pensionatistico e l'assegno sociale che prima si chiamava quindi la pensione sociale è diventato l'assegno sociale. Vi spiegherò i requisiti, come fare la domanda e quando fare la domanda. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sall. alors vidéo bi nag tey dañuy ñëw leeral yenn ci mbokki taalibe yi nekk fii ci dëkk bi. alors li ñuy wooyee AP sociale ak assegno sociale xam ngeen ne moom mooy pensione sociale yooyu yëpp rek ay mesures économiques la de soutien yoo xamante ni bi réquisites yi nit ki bu ko amee mën na koo laaj comme ni ko IMSI tërale ak ni ko loi bi tërale. alors li ñuy wooye donc AP sociale ak pensione sociale ba tey ñaari mesure économique la yu bokkut ak li ñuy wooye la pensione di vecchiaia. alors la pensione di vecchiaia xam ngeen ne la legge Fornero moo ko fi indi woon te réquisites yi moom moo nekkoon képp ku nekk ci réew mi rek ba accéder à 67 ans te prima nga versé woon 20 ans de contributi moo xam liggéey autonome la wala nga doon nekk dipendente normale. donc am nga droit ci pension boobu nga xamante ni bi moom moo am Italie ñu jagleel ko donc que ça soit muy Italie ak italien yi ak extra communautaire yi. ba tey bokkut ak ñaari mesures yi ma leen waxoon te ñu war a leeral mbokki taalibe yi donc ñi nga xamante ne bi suñ papa yi ak suñu yaay fi nekk am réquisites yi ñoo ko nan la ñuy def ba dugal ko. alors dañuy njëkk ci li ñuy wooyee assegno sociale wala ex pensione sociale. alors nee nañ italien wala extra communautaire wala rifugiati titolari di protezione sussidiaria. alors ñoom ñëpp mën nañ koo dugal ginnaaw bi nga xamante ne bi am nañ permesso di soggiorno lungo periodo Comunità Europea. alors mais nag na fekk ñu inscrire ci anagrafe commune bi nga xamante ne bi fa lañ am résidence nañ inscrire ci commune boobu noonu donc bi nga xamante ni mooy seen commune de résidence ginnaaw bi nga xamante ni bi am nañ carte de séjour. donc li nga xamante ni bi aussi ba tey moom moo ci gën a am solo mooy IMSS chaque année day tànn somme boo xamante ni bi mooy reddito annuale bi nga xamante ni bi moom mooy reddito minimum ci nit ñi nga xamante ne bi bëgg ngaa def pensione sociale boobu te nekk single yow kese. bu fekkee coniugato maanaam nit ak koo xamante ni jabaram wala jëkkëram ñoom ñaar dañoo bokk reddito benn reddito ñoom aussi limite bi moo ngi toll ci 11.955,38 bu dee assegno boobu noonu lay tollool ginnaaw bi nga xamante ni donc moom la ko IMSS di somme bi noonu lay toll àllaano ginnaaw bu ñu ko diviser par ay mois pour donc fay ko nit ki nga xamante ni bi am na réquisites yi. bu fekkee kenn nit la donc reddito annuale bi IMSS di teg mi ngi toll ci 5.977,83 donc noonu la koy calculer. bu fekkente ni bi koo xamante ni bi IG maanaam reddito zéro nga yor donc yow assegno boobu noonu da nga koy fayeeku pleinement maanaam mi ngi toll ci 459,83 euros ci weer bu nekk fino 13 mensilità surtout koo xamante ni donc reddito zéro la yor. alors li ci gën a am solo daal mooy assegno sociale boobu noonu yow sa reddito annuale wërta ëpp bu dee kenn nit nga sa reddito annuale wërta ëpp reddito annuale bi nga xamante ne bi moom la assegno bi indi muy 5.977,83 bu dee si maanaam coniugato nit ak jabaram wala nit ak jëkkëram wala ñaar ñu bokk reddito donc ñoom ñu ngi leen appal ne seeni reddito ñoom ñaar wërta ëpp 11.955 bu ko ëppee rek duñu am droit assegno boobu noonu. donc ki nga xamante ni aussi moom single la ay reddito annuale bu ëppee 5.977 moom du am droit pour dugal assegno sociale boobu nga xamante ni bi mesure économique la bu IMSS di verser ci ñi nga xamante ni bi donc am nañu réquisites yi IMSS indi. alors liñ ci xamle mooy ñu wax ci decorrenza e durata maanaam ñaata temps lay durer ak lan moo mën a tax ñu xañ ko nit ki. alors nee nañ assegno sociale boobu boo ko dugalee rek paiement bi bu ñu la ko nangulee te nga am réquisites yi paiement yi dina commencer ci premier jour weer bi topp ci bi ginnaaw bi nga defee demande bi rek premier jour weer yu topp ci ginnaaw bi nga defee demande bi rek donc
paiement bi dina démarrer ginnaaw bi nga xamante ni bi IMS ñoom def nañ réquisites yi war yëpp pour xool ba xam yow am nga ko wala déet. importe bi nee nañ mi ngi toll ci 459,83 euros pour 13 mensilità ci ki am réquisites yi. maanaam surtout nag koo xamante ni bi reddito zéro nga yor assegno boobu donc fay gi foofu lay toll. bu fekkee nag amoo reddito zéro dañuy xool sa reddito annuale ni mu toll bu dee kenn nit nga donc moyen ko ci reddito bi nga xamante ni bi moom la assegno bi di nekk ci at mi muy 5977 nu mu toll ñu diviser la ko par ay weer di la ko verser ba mat 12 mois. bu dee ñaari nit ngeen yu bokk reddito donc dañuy xool ba tey seen reddito annuale wërte ëpp 11 955 nu mu toll dañuy jël reddito boobu noonu moyen ko ci 11 955 nga xam ne mooy reddito pour ñaari nit annuale li ci des nu mu toll ñu multiplier ko par 12 mois di ko fay nit ki ba mat at ginnaaw bi nga xamante ba tey réquisites yi vérifié nañ ko. alors ñu ne ki nga xamante ne bi donc li nga xamante ne bi moom moo mën a tax nit ki ñàkk ko mooy maanaam dinañ ko suspendre bu fekkee nit ki da ko dugal ba pare am réquisite ñu koy fay mu absenté Italie lu tolloog 30 jours dinañ ko suspendre buñ ko suspendre nag bu demee ba at dinañ ko révoquer maanaam nit ki du tut amati droit bi dinañ ko ko dagg dinañ ko dagg. ba tey wax nañ ci assegno sociale boobu lu provisoire la maanaam loo xamante ni bii la réquisites yi dañ koy war di vérifier at bu nekk pour xool ba xam méngoon ak réquisites yi nga dugaloon. bokk na ci lu ñuy woowe donc résidence effective chaque année loolu dañ koy vérifier donc réquisites yi ba tey bokk na ci nit ki ko war a dugal il faut que mu am 67 ans di état donc nekk stato di bisogna maanaam ay redditom demewul noonu mu nekk cittadinanza italiana wala mu am permesso lungo periodo. dinañ la laaj aussi résidence effective stabile e continuativa per almeno 10 anni sul territorio nazionale donc ki ko war a dugal il faut que mu am résidence effective stable bu mat 10 ans ginnaaw bi mu amee 67 ans ba pare il faut que mu am résidence effective stable pour 10 ans loolu aussi dinañ ko leeral résidence effective ak donc continuativa. alors résidence effective loolu ku nekk fii rek te am 67 ans am 10 ans de résidence yi il faut que da ngay dem ci sa propre commune mu tirer le certificat bi ñuy wax donc certificato storico di residenza bu ko defee ñu mën a xam exact valutare sa 10 ans ba xam mat naam déet loolu ku dem ci sa commune bi nga am résidence rek boo fa demee dinañ la ko tirer. alors bu fekkee li ñu woowee résidence continuativa nga xam ne ci réquisites yi day bokk ci loolu pour nga mën a am accès ci pensione sociale boobu résidence continuative nag day xaw a compliqué. pourquoi parce que xam nañ ne mbokki taalibe étranger yi ñu bëree bëri daanaka at mu jot wala heure bu ñu ko mënee rek dañuy absent Italie dem seeti njaboot gi ak mbokk yi génn Italie. loolu aussi nee nañ ki koy laaj il faut mu dem ci consulam moo koy attestel certification boo xamante ni moom la ñu wooye certificazione di quanti giorni permanenti all'estero donc sa consulat moo lay defal certificat buy wane ne yow ñaata jour nga nekk en permanence fuori Italia maanaam dem ko ci sam réew. loolu it niñ koy natte mooy loi bi nee na réquisites yi bokk na ci at bu nekk waroo passé 30 jours maanaam 1 mois donc ci biir 10 ans de résidence yooyu donc waroo ëppal 300 jours yoo xamante ni bi donc génn nga ko fuori Italia. mais certificat boobu daal ku ko bëgg ñu ko woowee certificato di residenza continuativa il faut que nga dem ci sa consulat donc moom moo la koy defal ginnaaw bi nga amee historico résidence de ci année bi ngay demee ci sa commune pour mu jox la ko. donc li gën a fës daal mooy 67 ans lañ ciy laaj di état ginnaaw bu see reddito basso te tollut ni ko loi bi indee muy 5977 pour kenn nit wala 11955 pour ñaaru coniugato ñoo xam ñoom donc ñoom ñoo bokk ay reddito. waaw li ci war daal mooy assegno sociale boobu ki koy dugal donc sa reddito annuale wërta méngoo ak reddito bi IMSS indi te wax nañ leen ko ci commencement vidéo bi bu dee ñaara nit it seeni reddito wërta ëpp reddito annuale yi IMSS di indi donc loolu moo ci gën a am solo. donc certificato di residenza continuativa bi niñ ko waxee rek donc pour wane sa permanence à l'extérieur ci ñaata fan la war a tollool ak ni ko loi bi indee kooku ci consulat yi la ñuy dem pour mën koo am donc certificat bu la sa consulat di defal la ginnaaw bi nga amee résidence 10 ans
effectif alors nga am 67 ans te sa reddito demeewul noonu di nga mën a am accès ci pensionato boobu nga xamante ne bi moom la ñuy woowe donc l'assegno sociale. alors ñu gaaw wax ci lu ñuy woowee AP sociale moom it beneen mesure la boo xamante ni boo ko tëkk assegno sociale moom la ñuy woowee anticipo pensionatistico. xam ngeen ne la legge di bilancio del 2017 moom moo ko indi woon ginnaaw bi ñu ko modifié en 2018 boole ci yeneen catégorie yoo xamante ni ñoom bokkuñu ci woon. alors xam ngeen ne assegno sociale boobu noonu donc beneen mesure de soutien boo xamante ni bi ñu koy woowe donc pensione sociale moom la ñuy woowe donc anticipo pensione sociale AP sociale. moom it beneen mesure de la boo xamante ni day accompagner nit ki ginnaaw bi nga xamante ni bi donc matalagut pensione di vecchiaia muy 67 ans ak 10 ans de résidence donc moom day accompagner nit ki ba keroog muy matal 67 ans yooyu maanaam réquisites yi nag il faut que mu am 63 ans d'abord il faut que mu am 63 ans te verse au moins 30 ba 36 ans de contributi ci dëkk bi pour mën koo anticiper dugal ko bu demee ba am 67 ans nag dina am droit pour dugal leneen loolu ñuy woowee la pensione di vecchiaia nga xam ne legge Fornero moo ko indi woon 67 ans la ak 20 ans de contribution. alors nee nañ réquisites yi pour AP sociale mooy yii mooy 67 ans 63 ans ak 30 ans de contributi wala 36 ans ci yenn catégorie liggéeykat yi. alors ki am droit mooy def AP sociale boobu mooy lavoratore dipendente pubblico wala privato maanaam lavoratore autonome dipendente privato wala public ñoom ñëpp am nañ droit pour dugal ko. lavoratore autonome yi nag nañ inscrire ci forme de gestion prévidenziale INPS maanaam AGO wala donc gestione separata te fekk seeni activité ñoom it mu tëji woon maanaam ñu cessé woon seeni activité bu yàgg te ci biir cessé activité yooyu amuñu beneen forme de trattamento pensione direct buñ doon jël. alors beneen réquisite mooy il faut que ñu am résidence Italie boo xamante ni bi donc ginnaaw bi ñu amee 63 ans il faut que ñu am résidence bu baax Italie. alors désoccupato yi mën nañ koo dugal ñoom it ginnaaw bi nga xamante ni am nañ 30 ans de contribution te nekk état de désoccupato boo xamante ni bi contrat bu jeex la woon wala ñu licencier la wala nga démissionné woon à justa causa wala aussi résolution contrat bi nekkul nañu mooy résolution consensuelle maanaam nga waxtaan ba déggoo ak sa datore di lavoro ci ay kàddu pour ñu jeexal contrat boobu noonu. ba tey ci désoccupato yooyu nga xamante ni bi ñoom ñoo am droit ci pensione AP sociale yooyu ñuy woowe anticipo pensionatistico nee nañ lavoratore bi nga xamante ni bi yow donc désoccupato nga. alors désoccupato boobu na fekk ne contrat bu jeex moo ko waral contrat boo xamante ni dafa jeex bañ tëj ko moo ko waral ginnaaw bi nga xamante ni bii ba tey ci ñetti at yu mujj yi avant contrat bi di jeex donc avant ñuy tëj contrat ba au moins waroon ngaa am 18 mois de lavoro maanaam 18 mois de contribution ci ñetti at yu mujj yi avant contrat bi di tëj loolu it ci réquisites yi la bokk. alors leneen li ci des comme réquisites mooy na fekk tamit bu fekkee da nga doon jël NASPI en tant que désoccupato NASPI boobu jeexoon ba am ñetti weer nga soog a mën a dugal anticipo pensionatistico boobu noonu. donc NASPI bi en général mooy liggéeykat yi nga xamante ni bi dañoo nekk désoccupato donc di ko liggéey. alors ba tey catégorie yi mën a def anticipo pensionatistico boole nañ ci lu ñuy woowe caregivers. alors caregivers xam ngeen ne mooy nit koo xamante ni donc da ngay assister sa familiare boo xamante ni dafa am pathologie wala moom disabilité wala mu nekk non autosuffisance donc koo xamante ni mënulut boppam te nekk una persona in difficoltà nekk sa familiare maanaam sa jëkkër sa jabar sa doom mbaa sa yaay mbaa sa mbokk boo xamante ni boo di primo grado la anche secondo grado. caregivers boobu aussi tamit moom bu amee réquisites yi rek mooy 30 ans de contribution ak 63 ans mën naa dugal donc anticipo pensionatistico boobu. alors leneen liñ ko ci laaj rek mooy na fekk avant mu assisté woon familiarem boobu 6 mois avant wala conjugué koo xamante ni donc conjugué la ci moom wala koo xamante ni donc dañu nekk en union civile wala mu nekk parent de primo grado convivente moom mooy caregiver mooy ñi def assistenza familiare di def assister seeni familiare yoo xamante peut-être dañoo am handicap wala ñoom donc nekk situation de gravité. ba tey
AP sociale ñi ñuy woowee invalidité civile ñoom mën nañ koo dugal ginnaaw bi ñu amee ñoom it 30 ans de contribution ak 30 ans de contribution yoo xamante ni bi ak 63 ans yi loi bi indi ak it seen invalidità civile nekk in grado di almeno 64%. ñu certifié ni ñoom 74% am nañ donc invalidità civile boobu ñoom it mën nañu dugal anticipo pensionatistico boobu ginnaaw bi ñu amee 63 ans. alors ak aussi am yeneen réquisites yiñ ci laaj. alors ñu ne demande bi ba tey IMS lañ koy présenté via télématique te am na demande boo xamante ni bi moo ngi en cours fii ba le 30 novembre nit ki jëm ba le 31 décembre nit ki mën na ko présenté ci surtout IMS bi. alors ñaar yooyu mooy mesures yu leen fi doon leeral jëm ci suñ papa yeeg mère yi nga xamante ni bi bëgg nañoo anticiper pensionato bi ñu koy wooyee anticipo pensionatistico ginnaaw bi nga xamante ni bi 63 lañ ci laaj ak contributi yoo xamante ni bi dem na ci 30 ans ba 36 ans moo xam lavoratore autonome nga wala dipendente pubblici wala alors dipendente privato. invece assegno sociale bi comme ni leen ko waxee réquisites yi wax nañ ko ci vidéo bu njëkk bi yëpp rek doon ay forme de pensionné yoo xamante ni bi donc ku am réquisites yooyu ñu lim rek ci papa yeeg yaay fi nekk da ngay dem ci patronato yi CAF yi wala ci surtout IMS bi nga def demande bi. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr Torino